أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaam ala rasulillahi mbokk yi ñuy seetaan ci seen émission Al Irshad ci seen TV dellu soit nañu ci beneen numéro bu bees bu ñuy seq ak cabinet Biokenea Africa li ñu ci jublu mooy fexe ku tawat mën a fajoo ci gàncax yi nekk ci Afrique ak ki ñu ci àndal le serviteur de l'islam Serigne Gora Seye comme ni ñu ko doon defee waxoon naa leen ko fan yii la ñu weesu au lieu wala série yu bëri yi nga xam def nañ ko ci àll bi jot na nag. ñu leen di présenter produit yu bees yi nga xam ni ci wàllu gëstu recherche yu ñu xóotal lool ci la ñu ko defee loolu mooy li tax ma bëgg a wanaat leen yeneen produit yu bees yu yomb yoo xam ne lépp plante la à 100% cabinet Biokenea defar ko loolu moo tax ñu seqat waxtaan bi ak sang bi balaa ñu ñëw ci laaj ak tontu ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan. waaw auzu billahi samihil alim min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala muhammad asalaamualeykum wa rahmatullah Cheikh Mouhamadou Mansour maa ngi lay nuyuwaat di amaat mbégte ci am ak yow jotaay ci bureau Biokenea yi tey nuyu itam téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi ñuy bàyyi xel di ñu seetaan maa ngi leen di nuyu à travers le Sénégal ak fépp foo xam ni itam représentant Biokenea mu ngi fa. muy Gambie di Mauritanie di Côte d'Ivoire di Ziguinchor un peu partout ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu. ñu ngi lay sant bu baax sang bi ci yow tam disponibilité bi wax dëgg yàlla baat bi sax taxu ko neex lool ndax soj mi waaye teewul fexe nañu ba mu nangul ñu liñ ci jublu mooy dañu am benn pacte ak yéen muy fexe ba ngeen di jariñu ci liggéey yu am solo yu Biokenea di def. mu am nag ay xeetu réalisation yoo xam def nañ ko ci ay recherche yoo xam dafa am solo lool sang bi dafa am benn paquet bu ma gis mu mel ni lu bees la ci recherche yi nga xam ni Biokenea def na ko muy tisane HST moom ci lu mu jëm. waaw tisane HST ci wàllu dermatologie xam nga Biokenea dañu am fabrique industrie Biokenea boo xam ni dafa nekk ci wàllu séchage yu garab ci wàllu mise en paquet dosage léegi Biokenea ak laboratoire yu ñu lëkk loolu dañu nekk ci non seulement modernisation mais respecter norme bépp norme hygiène ak bépp norme scientifique ci loo xam ne dafa jëm ci la phytothérapie comme ni ma la ko waxee weesu nañ ay fajub olof Biokenea c'est la phytothérapie nature remède la comme ni ma ko waxee ci livre boobu ma bind di nga ci ñëw wane ni Biokenea léegi concurrencé nañ les pays européens surtout nag lu jëm ci wàllu tam Asie Malaisie Chine lépp lu ñu leen daan defal Sénégalais yi ñii di si jot Biokenea def na ko ak xam-xam bi gën a wér HST nag wàllu dermatologie la jëm ci ay xeetu feebar lu mel ni eczéma psoriasis pelade teeñ comme ni ma ko bindee les mycoses ay xasan-xasan herpès vitiligo xam nga lu mel ni psoriasis moom la wolof rek c'est que nag yii ma la limal yëpp boo laajoon wolof yi dañ naan la ndoxum siti waaye nag ñu xam ni même buñ ko tuddee ndoxum siti dafa wuute ndax psoriasis munoo ko jàppee herpès fajee ko psoriasis munoo ko jàppee pelade te antifongique la antibactérien la anti-staphylococcique la nga xam ni dafa am ñetti xeetu doomi jàngoro wala ñeent ay champignon nga xam ni champignon yooyu ñooy indi les mycoses di ko faj mooy tey yaram bi am ay taches yu xonk ak la ko waral HST bi da koy faj mais dafa baax ci herpès baatu grec la moo ngi jógee ci herpen mooy luy watatu comme jaan di leer jaan baat bi foofu la jógee serpent herpès moom mën na dugg ci nit ay at wala ay fan mu soog a feeñ mooy nga gis nit ki en général ci gémmiñ lay nekk nga gis tuñ bi am ay bët ay picc yu bari ba pare di dox en général tam dina dem sur les parties génitales mooy ñi nga xam ne seen kanam yi day am ay picc yu ko wër di ñagas di xasan
di tàng boo jëlee HST di tisane bi nga xam ni moom la Bioquinea defar non seulement dafa baax ci wàllu teint mais en même temps dafay faj herpès dafay faj psoriasis psoriasis nag kii ay xeetu psoriasis nag moom li koy gën a joxe réaction allergique la réaction allergique parce que yaram bi xam nga sunu peau yi par ñetti fan la war a simmeeku noonu laa la ko mën a waxee la war a renouveler wu astaghfirullah par 3 semaines ñaar fukki fan ak benn yu ne sunu peau yi dafay renouveler wu alors su fekkee nag nit ki dafa am psoriasis si biir semaine bi dafay bëgg di yeeslu lu tolloog ñett ba juróom benn yoon bu yàggee nag moo tax nga gis ñoo xam ne seen loxo yi seen tànk yi dafay am ay góom ay xasan-xasan di teg der parce que yaram bi du am temps wu débarrassé wu dindi der woowu bàyyi bu bees bi léegi nag surcharge boobu nga gis nga xam ni der bi tout le temps moo ngi am ay li ciy teguwaat dafay yóbbu système organisme bi système immunitaire bi daal di yaakaar ni dafa am benn corps étranger dafa am benn waa ji porox ndollu te bokk ci mu commencé loolu mooy déclencher réaction inflammatoire bu ko defee nag peau bi commencé xasan commencé tàng nit ki di woqatu mu teg ay der loolu mooy psoriasis waaw bu ko woqee mu nekk góom mais dañu fenal réaction allergique la mais boo xam ni surcharge peau bi nga xam ni peau bi nit ki yaram bi amul temps wu débarrassé wu peau yu dee yooyu mu defee ne agent la benn partie la bu bokkul ci yaram bi dafay indi réaction inflammatoire muy réaction allergique loolu mooy psoriasis wolof dina ko wax ndoxu siti dina wax herpès ndoxu siti mais comme ñun ay spécialistes lañ ci plante dañu jël HST à partir extrait de plantes et de feuilles de Tridentata et de Lantana camara moom lañ loolu mooy garab yi ñu ko defaree. mooy garab base garab yi ñu ko defaree muy yoo xam ni ci xam-xam ak gëstu dina dimbali nit ki ba nga xam ne amee loolu ñu naan ndoxu siti. Tridentata mooy calawliit xam nga ko waxtaan mosuñu si waxtaan. dafa bariwul woon ci suñu côté yële nag moo tax taxul ma miin ko bu baax. ci xeet yooyu baax ci xeetu diabète mais surtout nag ci wàllu dermatologie ci wàllu eczéma psoriasis mais baax na ci lu ñu naan antifongique la mais dafa baax itam ci lu ñu naan pelade c'est-à-dire waaw gis nga nit di nga gis ñoom seen karaw yi soo xàjjee day liis dara du fa nekk wala sax ñoom parti karaw yi lu liis ci biir der bi di feeñ du am karaw bopp bi dafa yaraax lii am na karaw lii amul karaw loolu li koy waral loolu mooy wax pelade c'est-à-dire feebar la boo xam ne moo tax xam nga nit dafa am benn système le système pileux moo yor nit yàlla dafa bëri système boo xam ne lu mel ni karaw dañ ko ber moom liggéeyam fonction am moom dong la te du renouveler wu c'est-à-dire dafa am lu ñu naan les follicules pileux ci cër la ni laa la ko mën a waxee nga xam ne nit ki su nekkee ci biiru ndeyam nekk fœtus nekk embryon ci lay defaru léegi nag système pileux boobu nga xam ni moo yor karaw yi jóge ci poil yi ak karawu bopp bi yooyu nag en général su fekkee ni dafa am jafe-jafe du am te mënul renouveler wu parce que système la boo xam ne karaw bu ne sa bopp fépp karaw bu ne dafa am cycle am boo xam ni ci lay yokkee karaw gi màgg mbaa karaw gi di damm mbaa karaw gi nekk au repos taxaw léegi nag su fekkente ni nii dañ ki dafay utiliser garab bi daf koy faj moom HST ci loolu ñu naan pelade mooy diggante karaw yi wala sax mu jaaru leel moo tax nit ku ñu def greffe ñoo xam ne seen bopp yi dafa am jafe-jafe ñu greffé ko def ci beleen der wala mu laq da ngay seetlu côté boobu du amati karaw parce que du renouveler wu te système la boo xam moo tax foofu da nga gis ni yàlla dafa xarañ moom dafa am système endocrinien nga xam ni yàlla système endocrinien boo xam ni wala endocrine nga xam ni saa mu ngi jël ci diggante hypothalamus bi lépp ak l'hypophyse ak hypophyse jëm ci li nga xam ni mooy testicule góor wala les thyroïdes wala les ovaires
loolu mooy système boobu mais kii moom dafa am système am bu ko propre ci biir système nit système bi yor wàllu karaw daf ko propre dafa spécialisé wu nga xam ni ñoom si seen biir la ñuy liggéey te loolu nag su fekkee mooy feebar bu ñu tuddee pëlaat mooy karaw gi soo ko xàjjale wala yenn partie ci karaw gi day liis day niin du am karaw mais am na yeneen xeetu feebar day faj yaram buy xasan wala yaram buy def ay picc ndoxum siti mais lii ma wax yépp dafa wuuteeg ndoxum siti moo nekk ni ay tisane la infusion la kooku mooy HST te baaxaale na en même temps ci ñi nga xam dañu am infection pulmonaire mooy parce que anti-staphylococcique la ci moo xam infection bi c'est viral virus moo ko waral wala ay microbe parce que nee naa la champignon ak microbe ak virus ak parasite yooyu yëpp ak yooyu yëpp ak bactéries yooyu yëpp xeetu microbe. dañu gis nga utiliser ci benn garab boo xam ni bariwul loolu Sénégal donte am na fi mais du cosaanam du Sénégal muy lantana. waa lantana xam nga si d'après yow si say bokk nga ci ñu tax ma dugal ko labo gëstu ci fi ñu toll nii maa ngi koy bay parce que lantana dafa baax ci système immunitaire mais réaction allergique yi am daf koy empêcher ci loolu la gën a baax tey ñi nga xam ni dañuy gaaw a soj ñi nga xam ni dañuy am yaram yi xasan nga xam ne réaction bu ñu laalee parfum wala laal dara lantana bi moo tax mu indi ko tridentata bi nag moom en réalité antibactérien la antifongique la dafay nettoyer dafay raxas dafay defar yaram. mu nekk lu am solo mais ci wàllu technique ci wàllu science aussi lantana itam doon nga ko utiliser ci wàllu bët. ba tey jii rek am na ñoo xam ni xeeti tuufaay yi ma leen defal à base de lantana su ma nee à base de lantana ak yeneen garab tey à Mbour moom lañ leen koy def parce que dafa baax ci tension oculaire ci glaucome donc kooku ay tuufaay la yoo xam ni dañ koy liggéey Biokénia li ma fàttali li la li Biokénia di liggéey yépp indi lu ma la ko waaw ça c'est une partie ci savon yi ci nangam mais lantana boo ko defee sa taay mu neex xam nga ko boo fekkee da nga socc wala nga am ay sëqët dafa baax man tey pour ma mën a ñëw wax carrément bi ma nekkee daara jëmbuur dama wax ñu jëlal ma lantana infuser ma ko ma naan ci laa am dara mais ce matin mënu ma ko woon kon lantana dafa baax ci réaction allergique. gis naa itam HH di beneen garab boo xamante ni bii xalaat nga ci lu yàgg bi mu duggee labo dafa yàgg ndax man yëgoon naa ba muy dugg yàgg na boobaak léegi sang bi gëstu bi yàgg na lool de metti na itam lool de wax dëgg yàlla. waaw metti na waaye comme li ma la wax ñun sunu credo mooy soulager les douleurs de nos semblables maa ngi koy bind ci livre bi ñi nga xam dañ tawat nekk ay sénégalais nekk ay africain nekk doomu aadama ñun nu ñuy def ba faj leen ñu wér moo ñu gënal àdduna ak la ci biir moo tax ñu génne tisane HH c'est pour les hémorroïdes mais baax na ci hémorroïde baax na ci ballonnement gis nga ko baax na ci constipation météorisme intestinal et les fistules anales c'est-à-dire fistule anale mooy fistule waxoon naa la ne la connexion moo ngi mel ni ñaari sidit moo ngi mel ni yow ma am bultuuf nga am bultuuf suñu ñaari téléphones yi def connexion mais ñaari sidit yoo xam ni bokkuñu fañ jëm wala ñaari organe wala ñaari butit su fekkee ni dañu am connexion laalante loolu mooy fistule anale nag lay faj mooy ñi nga xam ni buñ toogee seen suuf muy tooy muy niin parfois sax dañuy utiliser des torchons wala ñu utiliser ay couches pour mën a toog feebar bu soof la mais ma rassurer Sénégalais yi ne Biokénia ak Double H ñi ko am di ko jël dina déjà am na beneen pommade ñun buñ ci boole mais dafay faj fistule anale nga xam ne dootuñu am ay écoulement jekki-jekki faw ñu fu ñu toog muy tooy loolu dafay dañ mais dafa baax ci ballonnement ak météorisme intestinal mooy biir boo xam ne rek dafay ngelawal di jooy di kurkuri ak yooyu baax na itam sur les hémorroïdes ma fàttali na la hémorroïde c'est une maladie chronique du wér dañ koy traité soo ko traité dàmp ko du màgg du la jural feebar gis naa ñoo xam ni hémorroïde moo leen yóbbu ñu am ay fistule mujj gi mu nekk cancer mujj gi mu faat leen mujj ñu am sax ay septicémie ay cancer yoo xam ne wala infection ci sang bi hémorroïde ma fàttali ne la nit rek moo koy am xar du ko am parce que dafa am hémorroïde interne nekk ci biir rectum bi ak interne nekk ci wetu sidit muscle sphincter bi muscle boobu nag mooy tax nit ki
su amee besoin su amee bëgg-bëgg dem ci toilette muscle bi moo koy téye ba mën a dem ba ca toilette ba nekk ca léegi nag besoin pressant boobu bëgg-bëgg boobu di ko sonal pour mu dem wanag mu ngi ci car bi mu ngi ci métro bi mais mënul dem wanag ci biir nit ñi téye googu mu koy téye mooy indi déjà mu am dilatation anus bi veine yi commencé storn moo tax garab bi veine tonique la dafay jox résistance ak doole ak cawarte ak ful veine yi ñu gën a mën a taxaw dafa baax ci muscle boobu mais en même temps itam dafa baax ci transit intestinal bi nit ki su ko naanee day mën a dem toilette normale dafay dindi gaz yi nga xam ne ñooy am dafay dindi constipation donc double H tisane la boo xam ne gis nga am na date d'expiration dañ ko war a conserver de préférence à l'abri du froid parce que garab bi roog lay bañ production bi industrie fabrique Biokénéa la bu nekk ci Rufisque donc nga xam ni Biokénéa mu ngi partout te comme li ma la ko wax su fekkee nit ñi xam nañ ko utiliser Biokénéa ci xam-xam ak laboratoire yu nu lëkkalool defe naa ni jàngoro yu bari dana wàññeeku dana dellu gannaaw grâce ak Biokénéa. alors gis naa itam ci feuille yu ñu ko defaree toningi mooy dóobaale wala gan wala. ficus toningi. xam nga ficus yu ñu jàngoon. gan. ficus toningi dóobaale. te ma wax la benn affaire moo tax mu baax ci météorisme intestinal waxtaanoon nañ si. te sëñ bi ficus yëpp. ci suufu mango ga ci wetu Babel. waaw dugg nañ ci àll ya donc loolu yëpp nag li taxoon ñu di ko def c'était pour wan nit ñi d'abord luy garab wax nañ leen ko ñu dégg bind nañ ko téere baa ngi noonu nga yor muy nature mètre bind nañ ko kon ñu gis ko léegi nag ñu defar leen yow noo koy tuddee lii PCA mooy prêt à PAC prêt à consommer donc tisane yi bind nañ ko si ni ñu koy defee da ngay chauffer ñaari kaasu attaaye infuser le sachet de thé puis laisser reposer nga bàyyi ko ci ndox mu tàng mi 30 minutes retirer le sachet et passer à la consommation du remède du boisson remède la nga naan ko parfois mën nga jël benn sachet par jour sans dépend nag mën nañ la consulter gis ki nit ki 2 à 3 sachets la war a jël mais kii mooy double H tisane double H wala HH c'est pour les hémorroïdes ñu xam ni kon lu nit war a fonk la te ma wax la beneen affaire biir centrale énergétique la bu ñu xeeb ay ballonnement parce que nit ki su fekkee du digérer bu baax dafay am jafe-jafe ci wàllu màggaayam wàllu croissance am wàllu dundam ba pare itam dafay tax feebar yomb ko. sang bi lu weex li moom bi minuma ko de ci sama njaboot gi. waaw kii moom mooy Homolus mën nga ko xool mën nga ko tijji xool ko Homolus garab la boo xam ni comme ni nga ko gisee dafa bari lu muy faj Homolus soo ko xoolee dafa am vitamine B1 vitamine B2 vitamine B3 B6 c'est-à-dire dafa am lu ñu naan thiamine niacine xeetu pyridoxine nga xam ni ay xeetu vitamine la mooy les complexes B nga xam ni nit ki su fekkee ni manqué na ko nit ki manqué na vitamine B daf koy empêcher ci mu am wàllu développement croissance du mën a màgg mais en même temps itam dafa baax ci système nerveux bi dafa baax ci libido. sang bi li neex na di sang bi lii garab la wala boisson. waaw mën nga ko jàppee boisson mais garab la mais day remède bu neex c'est-à-dire am na ñu ma koy jox ñu ne ma butéel bi jeex na ma leen non kii du boisson mën nga dem jëndi boisson mais garab la mais c'est tellement bon man il m'arrive sax ma jël ko parce que dafay booster sa cawarte dafa baax ci libido bi libido waxoon naa la ne la mooy désir envie sexuelle libido ci lépp parce que lépp lu nit ki bëgg mën na ko def su ko bëggul lépp loo gis ci àdduna bëgg moo ci njëkk donc kii vitamine bi ci nekk muy thiamine bi vitamine B1 bi dafa baax ci système nerveux bi
baax ci contraction muscle ñi nga xam jigéen ñi nga xam ne dañu am sécheresse vaginale mooy jigéen ñi nga xam ne seen kanam dafay wow suñuy naan garab bi non seulement daf leen jox cawarte envie mais dafa baax ci muscle yi nga xam ni mooy les muscles de l'utérus dafay permettre contraction muscle utérus bi ba ku jigéen ki mën a dañ ci sécheresse vaginale ngeen baal ma mooy jigéen joo xam ni dafay wow fu mu toll moom laa ci bind kon mais itam dafa baax ci libido góor ci wàllu góor goo xam ni dafa am jafe-jafe sëy xëy na mën na sëy mais du am envie sëy donc libido mooy loo xam ni dafay yokk nit ki cawarte donc comme garab bi dafa baax ci métabolisme énergétique bi moo tax boo koy naan am nga fer am nga protéine am nga manganèse am nga magnésium dafa riche en vitamine C ba pare tranquillisant la dafay dimbali nit ki dafay booster libido pas bëgg nelaw da ngay dal c'est-à-dire yow boo ko naanoon dem di def journal dañ ne mais Mansour tey am na lu mu naan parce que tellement dafa baax ci métabolisme énergétique les complexes B c'est les vitamines B thiamine niacine ah yooyu ay vitamines la yoo xam ni dafay yokku dafa baax ci système nerveux bi baax ci métabolisme énergétique bi ba pare itam li gën a yéeme gis nga ko dafa mel ni saf suukar te pourtant dafa baax ci diabétique c'est un puissant antioxydant pour éliminer les toxiques nga xam ne nit ki su fekkee parce que dafay permettre les radicaux libres les métaux lourds daf koy empêcher ñu dem ci foie bi donc dafay nettoyer foie dafa am zinc dafa am fer mi nga xam ni mooy permettre oxygène bi jàll ci yaram bi jàll mooy transporter oxygène bi donc Homolus dafa baax ci constipation wax naa la ko dafa baax ci développement des muscles su fekkee da ngay sport da ngay entraîner nga bëgg am doole bëgg am cawarte wax naa la vitamine B su manqué ci nit mënta am croissance mënta am cawarte donc dafa riche ci complexe vitamine B yi muy B1 B2 B3 et B6 c'est des vitamines yoo xam ne su fekkee nit ki am na ko riche en zinc en fer su fekkee nit ki moo ngi am loolu dafay mën a am cawarte dafay mën a sëy bu sporé dafay mën a développer ses muscles parce que dafa baax ci croissance yi donc ci tënk dafa baax itam dafay augmenter les taux de spermatozoïdes gis nga ma bind ko ci augmente le taux de spermatozoïdes dafa baax ci prostate ak dysfonctionnement érectile donc kii mooy Homolus li tax ma tuddee ko Homolus nag homme c'est pour su ma nee homme avec un grand H góor ak jigéen ñoom ñëpp ñoo ko mën a utiliser mu jariñ leen ci même ñi nga xam ne dañu am problème mu ñàkk lekk mu rees soo ko utiliser moo tax garab bi nag soo koy naan li ma lay wax mooy da ngay gaaw a xiif waaw kii mooy Homolus donc Biokénéa comme ni ma la ko waxee fu mu toll rek ñoo ngi leen di indil yoo xam ni c'est juste pour nit ñi mën a am wér-gu-yaram waaw maanaam pour def massage wala pour frotter wala pour. dafa baax ci massage jigéen ju am boroom këram bëgg ko massé baax na ci dafa baax ci neer yi dafa baax ci ñu am arthrose ci genoux yi dafa baax ci ñu am problème mu polyarthrite donc mën na nekk itam crème de visage massé ko parce que itam dafa baax dafa riche en acide hyaluronique dafay tax nit ki du gaaw a màgget dafa anti âge la en quelque sorte. ñi nga xamante ni bi seen yaram xëy na day gaaw a wow mel na luy toj boo leen gisee ñu mel ni ay màgget déformé wu ci peau bi amuñu benn lis amuñu benn leeraange kon loolu mooy avantage yu produit bu am solo bi di pommade boo xam ni Biokénéa defar na ko laal ko après boo sangoo wala booy tëdd surtout dafa am solo man moom doon naa ko essayer bu baax a baax waaw moo tax yenn saa yi gars yi ni ma duy sa secret lu tax doom màgget man leen màgget daa jotagul rek waaye maa ngi ci plante yu Biokénéa yi tubaakàlla alors mboolem produit yi moo wax nag mën ngeen woote ci 77 683 21 21 sang bi lii beneen pommade la moom itam am benn lañu. pour karaw du benn kii pour cheveux la ñi nga xam ne seen karaw dafay chuter ñi nga xam ne seen karaw du bëri dafa comme ni ma la wax moom tam riche en acide hyaluronique nga xam ni karaw gi da koy dundee dafay maye karaw moom diwu karaw rek la am na beneen pommade bu rose bi mooy pommade vaginale waaw pommade vaginale moom non bee corporelle la peut-être bi mooy vaginale moi je sais pas voilà pommade vaginale la nga nii
pour jigéen ñi nga xam ni comme li ma waxoon ci homolus bi dafa baax ci sécheresse vaginale kii daf koy faj kii nag da koy def pour un temps donné nit ki bëgg a sëy ak jëkkëram bañ am sécheresse mu utiliser ko mais kii nag nit bu koy naan dafay faj sécheresse vaginale parce que dafay permettre contraction muscle utérus bi. mu doon lu am solo defe naa ni tey war nañu leen lu am solo ci ay produits yoo xam ni Bio-Kénéa moo ko def te ni ko sëñ bi waxee sànq genn wàllu liggéey yu Bio-Kénéa génnul fii sang bi xëy na li ñu dese ci ay minutes bariwul ñi ñuy seetaan itam xam naa ni doyuluñu surtout li ñu leen présenté tey ci garab bi tudd HST di baax lool ci wàllu dermatologie ak itam bii nga xam ne wàllu ndoxum siti nga xam ñi koy jàmbat bari na di double H sang bi dañuy tënk rek ci li ñu desee ndax gis naa fi itam lotis duñ ci doyal waxtaanat nañ ci mais dafa am solo ndax wax naa ni benn garab bu mu mën di doon dafay doy sëkk ñu waxtaan ak émission parce que tawat jamuy faj lu néew ay junni des centaines de milliers de personnes sénégalais am nañu tawat boobu ba tax ne di ko baamtuwaat pour nit ñi gën a mën a xam liggéeyu Bio-Kénéa lu am solo la sang bi lotis mooy. waaw lotis wax nañ ko xam nga ko moom it xëy na homolus da ko gën a neex mais lotis. Pour ay reflux gastrique la pour estomac la pour ulcère la gis nga ko dafa baax dafay empêcher remontée acide yi ci œsophage bi dafay wàññi irritation ak ulcère gastrique biir boo xam ne dafa am ay gaañu ay góom moom tam riche en acide hyaluronique donc mais léegi nag maa ngi liggéey yi ci ay acide linoléique donc am nañ yeneen saabu yu ñëw yoo xam ne dañ ko gis pour acide linoléique pour la peau ak yooyu mais kii nag pansement gastrique la lotus je pense que à 99% ñi may seetaan xam nañ ko ku am problème mu reflux gastrique problème mu ulcère soo ko utiliser da ngay wér kooku on n'en disconvient même pas. mu nekk loo xam ni wax nañu ko xam bu baax maa ngi itam ak Verno moom itam ci jamono ji non seddaay bi ak nit ñi xeetu tawat yu bëri ñooy génn yu laqatu woon ci ñoom. gis nga Mouhamadou Mansour dama am ñoo xam ne parce que quand tu fais des recherches expérience yu nit ñi daf ci am ñoo xam ne ñoom ñoo jëlal seen bopp Verno 24 di si ay jigéen ñi di si prévenir pour bañ am cancer mais gis naa ñoo xam bi ñu ko commencé naan ba léegi dara jotu leen. parce que fagaru moo gën faju wax naa la day faj cancer du sein c'est confirmé c'est sûr avec des résultats palpables dafay tax nit ki dafay diminuer risque AVC surtout ñu am les maladies cardiovasculaires ku am diabète da koy naan ku am boo demee Amérique beta leaf lañ ko tuddee beta leaf parce que nee nañ moo gën ci diabète moom ñoom ñoo ko wax seen benn breaking news laa ko seetaanee fekk ne man liggéey naa ko bu yàgg donc dafa baax aussi antiviral la dafay faj sibbiru donc maa ngi nuyuwaale Mariama sunu représentante bi nekk Ziguinchor dafa benn jour mu woo ma sama maman elle était tellement malade grippe feebar sibbiru ñu waxtaan alors je lui ai dit que may naa la foofu ci médicaments yi Verno nga jox ko da ko naan mu xëy suba ma woo ko mu ne ma keroog la jóg wér na peleng dafay faj sibbiru moo xam xale la moo xam mag donc pour wan la rek Bio-Kénéa soxlootuñu produit bu jógee Amérique wala bu jógee Malaisie wala bu jógee Canada. Vous avez tout chez vous te fii ci Sénégal la borom xam-xam yi nekk te fii ci Sénégal la garab yi gën a baax nekk ndax fii la jant bi di sowee mais ñu def ko dans des conditions extraordinaires ku bëgg a faju léegi ak Bio-Kénéa mën nga faju en tranquillité te bul am benn souci parce que on est des professionnels équipe bi fi nekk ay professionnels lañ kilifa yi fi nekk ay kilifa lañ laboratoire yu ñu séqal itam ay laboratoire yu mag lañ. mu nekk lu am solo savon yi présenté woon nañu leen ko ci émission bi passé te lii fi nekk nag du genn wàllaatu fabrication yu Bio-Kénéa parce que bëgg nañu bépp tawat bu mën di dal nit même bu dee tawat yoo xam ne xamuñu ko woon sax des nañ ko jël yóbbu ko ci labo def ci ay gëstu xool nu ñu ci mën a indee saafara parce que amoon naa fi benn émission yaa ngi ñu doon wax ci garabu dimb non wen am na xeetu cancer bu muy faj ci yaram. am nañ garab waaw yooyu yëpp. cancer colon. ween ñoo ngi ko tuddee C50 soo gisee nag may wax C50 H nangam c'est à partir des hydrogènes des carbones je prends les formules moléculaires ma jël H ba ca nekk wala carbone ba ca nekk wala oxygène ba ca nekk ma utiliser ko comme sama référence pour xam ne à partir de telle molécule laay fajee li nga xamante ni mooy cancer colon ci ween ba pare composer ko léegi on arrive à composer des médicaments pour mën a am benn résultat spectaculaire donc cancer colon li ko dalee ci œsophage ba ci colon bi donc léegi cellules yi ni ñuy gën a fajee colon ni ñuy gën a fajee cancer ñun ak sunu expérience Bio-Kénéa
mooy bu ñu ko joxee loo xam ne dafa baax sur les cellules cancéreuses mu rey les cellules cancéreuses par apoptose par autodestruction dinañ mës a ñëw ci système immunitaire nit nga xam ni yàlla rek mooy buur ak information bi dinaa ñëw ak yow ci autocrine cellule bi li muy liggéey mu jëmaat ci moom ci benn cellule bi paracrine nga xam ni plusieurs cellules bi bu nenee noonu laa la ko mën a xëyee bu juree bu génnee information mu dem ci yeneen cellules yi ak endocrine boo xam ni loolu dinañ ci ñëw pour wan la mais pour wan la ne la partie yaram bu ne par exemple biir acide bétulinique daf ci am doole ki ñuy traité cancer dinañ composé ay acide bétulinique yu am doole pour dundal les cellules cancéreuses soo amee nag nga bëgg ñu suur da nga leen di jox lañ bëgg nag kenn du ko jox yàpp ngooñ nga koy jox gaynde kenn du ko jox ngooñ yàpp nga koy jox soo jëree acide bétulinique di ko fajee ku am cancer du peau te acide hyaluronique la soxla du sotti léegi nag moo tax ma ne la biokénéa c'est l'art de composer la nature c'est notre remède ñun nature bi la ñuy dund bind naa ko ci livre bi parce que nit ak nature dañu yàgg mais pour wan leen ne leen damay assurer le monde entier que xam-xam bu wér lañ teg suñu gëstu weesu loolu nag ñu tegaat ko ci ay laboratoire weesu loolu nag ñu teg ko par notre expérience personnelle xam nga kii nga gis nii dossier médical la mën nga fi ñëw ma génne le dossier am na ñu amoon cancer tuberculose osseuse ñoo ngi fii di ma dégg à Maris un peu partout ñu war leen opérer dimanche wax na ma ko kooku ça fait 6 mois traité nañ ko wér na parce que acide bi yax bi di dundee ak yuqu bi ak la ca biir dañ koy traité tuberculose osseuse c'est compliqué on traite ça facilement loolu am na les preuves sont là sont palpables les gens sont là dund nañ ko kon biokénéa nature remède la nekkatul loo xam ne dañ koy wax pajum olof garabu wolof déedéet fii garabu wolof amu fi garabu séeréer amu fi garabu chinois amu fi ay gàncax yu am ay molécules am ay ferñeent nga xam ni mooy base bépp faj y'a la phytothérapie fajoo ci gàncax y'a la chimiothérapie fajoo ci lu chimique y'a la nangam nit ku ne bu la neexee sax nga def ginaaru thérapie jël ganaar di ko rey di ci faju loolu ngay faju mais la mère ndeyu cosaanu li gën a mën a faj ci àdduna ci bi aadama amee ba léegi c'est les plantes te kenn mënu cee génn on ne peut pas se passer des plantes. ñu ngi lay sant bu baax sang bi Serigne Gora Seye tey defe naa ni développé nañu lu bëri ci ay xeetu tawat saa bu ñu duggee ci biir espace bu biokénéa génne fa lu bees ak xam-xam boo xamante ni bi dafay gën a yéeme waaye daf leen di gën a amal njariñ yéen ñi nga xam ne yéenay waa Sénégal te li ëpp nag ci bu ñu waxee garab dañuy foog ni ñi tawat dong moo tax mais ñi tawatul nag ñoo ko gën a soxla ndax non seulement tee bi dafay am tisane mais da ngay prévenir nag wax dëgg yàlla ba nga xam ni yàlla mën na la musal sax ci xeetu tawat yooyu faw ñu tàmmal suñu bopp di naan ay xeetu tee ay tisane yoo xam ne suñu ay garab la ñun ñoo ko moom suñu ay xob la ñu dosé ko xalaat ko liggéey ko ba mu leer naññi li ci des mooy bépp doomu Sénégal war nga mën a participer ci lu indi développement bi nekkul kees wala paquet bu ñuy jëggaani fii lañ ko xalaate doomu réew mi ñoo ko defar sang bi moo defal gëstu yi laboratoire yi Sénégal lañu ko sayto ba lépp ñoŋ ay doomu Sénégal di ci liggéey ñu ciy faj waa Sénégal ba am waa bitim réew sax yu commencé ñëw di ci faju si ngallaawaay bu ñu sàggan mukk ba waa bitim réew jëkk ñoo découvrir biokénéa wala ëpp ñu ay avantage ci biokénéa mën ngeen a woote ci 77 683 21 21 xam naa ni sang bi ñu jox leen dox daje incha allah ci beneen émission ci àjjuma bi ñu dëgmal incha allah xam naa ne daara ja lañ koy defee incha allah. ci wàccaayu bisu tournée yàlla yi maa ngi yëgal mbokk yi wax leen ni le 12 mars c'est la journée dédiée aux 99 noms d'Allah du bis boo xam ne mi bis asmaullahil husna sama bis la du bis boo xam ne dañ koy def pour dajale mbooloo dañ koy def juste pour màggal yàlla ci tedd nga am ci taaram ci màggaayam c'est kon képp ku bëgg a màggal turu yàlla màggal sunu borom subhaanahu wa taala ñoo ngi lay woo le 12 mars ci Thiaroye Azur dinañ dem daara ja Mbuur xëy na sax def fa émission spéciale ñu génn si gàncax gi ñëw ci turu yàlla ndax walilaahi asmaul husna fadduhu biha. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ba beneen aljuma incha allah.